xibaaru juróom-ñaari waxtu gi ci seen télévision Futur Média gan gu mag ci réewu Sénégal Goodluck Jonathan di njiitu réewu Nigéria yegsi na ci Ndakaaru ci tukkeem gi bokk na ci lu mu nama waxtaan ak naataangoom bu Sénégal di Macky Sall kaaraange gi ñel sous-région bi rawatina ci réewu Mali ak Guinée-Bissau bac général 2012 ci Sénégal téeméer boo jël fanweer yi ak juróom-ñeent ñoom ñoo am bac ci lu ëpp juróom-ñetti fukk ak juróom-benn junni ndongo ñenn ci jàngalekat yi jàpp ne résultat yi baax na ñi ci des ne dafa sooxe buñ ko tekkalee ak réewu France hôpital principal bu Ndakaaru benn pàcc ci liggéeykat yi xëy amal toogaanu ñaxtu ci seen bërëbu liggéeyukaay ñoom dañuy ñaawlu gënaat léegi ñu leen di def ak seeni naataango militaires yi ci seen wàllu ndàmpaay li mooy li fi gën a fës nes tuut ñu dikk ak yéen ci yaatal gi. yeeg xarit yi ñi seetaan dal leen ak jàmm ci ëttu xibaar yi ci seen télévision Futur Média ni ñu ko junjee lañ koy dooree ak gan gu mag ci réewu Sénégal muy kan Goodluck Jonathan di njiitu réewu Nigéria moom yegsi na tey ci Ndakaaru jamono ji ñuy wax ak yéen amaana ba léegi mu ngi ca aéroport Léopold Sédar Senghor ci tukkeem gi nag bokk na ci lu mu nama waxtaan ak naataangoom Macky Sall kaaraange gi ñel sous-région bi rawatina ci réewu Mali ak Guinée-Bissau lépp lu ñel tukkib Goodluck Jonathan gi Fatou Kiné dem di ñu ko leeral. ñëw bu am solo fii ci Ndakaaru ñeel njiitu réewum Nigéria Goodluck Jonathan doon it ki jiite kuréel gi CEDEAO tëral ngir muy saytu ak toppatoo lépp luy indiwaat jàmm ca Guinée-Bissau loolee nag gannaaw coup d'état ba fa amoon fukki fan ak ñaar ci weeru avril Sénégal tamit bokk ci kuréel googe nga xamante ni CEDEAO tëral na ko ci fàttali juróom-benn téeméer ak fanweer ak juróom-ñetti ci ay soldats yu Côte d'Ivoire Burkina Faso Nigéria Sénégal ak Togo yóbbu nañu leen ca Guinée-Bissau ngir nag ñu yombal mission Angola ba fa nekk ab génnam gannaaw ba nga xamante ne ma nga woon foofee ngir dimbali soldats waaye tamit li leen tax a jóg bokk na ci fexe ba tëral kaaraange ga ngir nag ñu mën faa sosaat ab gouvernement ñu jàpp rek ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy kilifa yi réew yi fare Afrique sowu jant sàkk nañu jamono yi ci ñu dëgëralaatal constitution ba ca Guinée-Bissau ngir nag li ñuy xeex ci wàllu politique mën a antu bu weesoo loolu tamit fas yéene noo ñu amal ab ndaje ci njiitalug Nigéria réew yi ko fas yéene teewee muy Bénin Cap-Vert Gambie Guinée Sénégal ak Togo kii nag di Goodluck Jonathan ñuy wax ba tey ne tukkeem fii ci Sénégal dina fas yéene waxtaanee ak Macky Sall li nga xamante ne nag moom moo xew jamono yi ci Afrique sowu jant muy ñàkkub kaaraange gi bu ñu sukkandikoo ca la xew ca Mali ñuy wax foofee sax ne way fipp yi nga xamante ni ñoom ñoo bootu ci Boko Haram te soqeekoo ci Nigéria ña nga ca Mali. jërëjëf Fatou Kiné Deme kon ñuy xamle rek ne Goodluck Jonathan Macky Sall dina ko dalal tey jii kon ca palais de la République bu ca jógee ëllëg la nar a ñibbiwaat bu midi jotee ca Léopold Sédar Senghor aéroport ba ni ñu ko junjee ci xibaar yi tamit hôpital principal bu Ndakaaru tey jii benn pàcc ci liggéeykat ya dañu xëy amal toogaanu ñaxtu ci barabu liggéeyukaay ba ñoom nag dañuy ñaawlu gënaat léegi ñu leen di def ak seen naataango militaire yi ci lu jëm ci wàllu ndàmpaay ci loolu nag ñoom kon ne nañ taxaw nañu ngir tënk liggéey ga ñetti fan ci weeru settumbar gi ñu dëgmal Fatou Bintou Konté ak Ibou Diouf. xaajaloo bi am seen biir ñàkk yëg-yëg ba nga xam ne ñoom ña ngi koy jànkonteel fee ci hôpital principal mooy li nga xam ne personnel paramédical ba fa nekk metti na leen loolu tey ci suba nag ñu am ab togaayu ñaxtu di naqarlu li nga xam ne moom la ñuy dund fii ci hôpital bi lii. dañu nekk ci milieu boo xam ni di fi liggéey nekk ak suñu ay nawle médecin bañaluñ leen dara yéene nañ leen lu ñu am mais ñun aussi je pense que li ñuy liggéey ci kër gi dañ cee war a gis suñu bopp mënuñu nekk di liggéey recettes yi di fi dugg xamuñu fan la recettes yi jaar mais soo defee ay xayma ci li fiy dugg ci xaalis li ciy dugg lu bëri ci médecins yi lay dem bañaluñ leen dara mais bu yeboon nañ leen jox 3 millions 4 millions suñu yoon newu ci mais ñun dañ ni ñun li ñuy liggéey nañ ci gis suñu bopp à un moment donné dafa mel ni ñun bokkuñu ci dara te li fiy baax yëpp ñoo ko fiy liggéey. moom personnel civil ba nekk ci hôpital principal ña ngay ñaawlu payoor ga nga xam ne ña ngi koy xaajale ci seen biir ci prime bi nga xam ne moom la ñuy joxe at bu nekk fii ci hôpital bi lii. discrimination bi dafa doy waar loolu ku jàngul sax bu ñu la waxee million ni la 200 000 xam nga ne am na différence waxuma la ak nag ñu jël 400 000 jox ko nit jël ñeneen jox leen 20 000 francs mel ni ñooñu tekki wuñ fi dara. ñu bëgg ñu xoolaat li ñuy liggéey li ñu yelloo ñu jox ñu ko
li ñu yelloon jox ñu ko ñun du ñu teg hôpital lu mu mënul mais mënuñu wëlbatiku naan ñu hôpital attanul jox personnel civil temps ci xaalis wala nangam ci xaalis te mën a jox ay médecins nangam ci xaalis loolu mënta nekk. mu di situation boo xam ne ña ngay wax ni bu ci seen njiit yi taxawut ñoom travailleurs yi dinañu banque seen loxo à partir du 3 septembre ci hôpital bi lii. sitting le 6 la commencé woon bi ñuy bind bataaxal di ko yónnee directeur di ko yëgal sitting bi ak yooyu am na préavis de grève bu ci topp préavis de grève bi nag moom moo koy natt xool lu mu ko jaral ñun daal xam nañ ni le 3 septembre fu mu jotee am nañu droit dem grève. ñu toll ci lim ju takku ñoom personnel civil bi nekk ci hôpital principal ñi ngi ñaan seen directeur mu xoolaat payoor ba nga xam ne ma ngi koy fay indemnité yi nga xam ne moo nekk ci biir hôpital principal te it di ko ñaan mu am tuuti yëg-yëg ci seen liggéey. leneen ci xibaar wante bile yoon ci gàttal mbënd mi la ñuy waxaat démb si guddi nemmeeku nañ taw ci biir ndakaaru rawatina biir réew mi ca boy naaj yi fële ca diwaanu Matam foofee nag lu toll si 40 juróomi kër la fa taw ba daane bu weesoo tamit yàqu-yàqu yi jëm ci wàllu matériel nga xam ne bëri na ci loolu nag askan ba di woote wàllu ngir ñu dimbale leen ci mbënd mi ci biir ndakaaru njaay tamit ñu seetlu fa lu ni mel fa ca mel ne allée du centenaire ni ngeen koy gisee noonu ci image foofee nag nga xam ne moom la ñu duppee Chinatown maanaam chinois ya fa nekk di fa amal njaay maak njënd mi foofee nag kon ndox ma bëri na lool ba yenn boutique yi sax booy xool dugg fa metti na ndox ma taa foofu yépp lu ñu mujjee mooy tëj seeni boutique ca diwaanu Tëngéej foofee mbënd mi ak mbalit bi loolee nag moo tere nelaw askan ba fay yeewoo booy xool ca diwaanu Tëngéej yenn quartier yi canalisation yi amaana ñu ngi ko fay defar wante liggéey ba dañ ca seetlu yéex-yéex bu bëri loolee nag indil jafe-jafe yu tar askan ba fay yeewoo Faty Dieng ak Mar Dieng lañ ci àndal. Amari Cissé si. terrain bi ngeen gis nii mooy terrain football HLM Ndefane moo nekk nii mais gis nga à chaque fois at mu nekk dafay taa nii taa bu bon. Lamine ak i xaritam dinañu xaar lu yàgg laata ñuy footballaat seen terrain bi di seen bërëbu fowukaay ndox mi da koo nangu. ba taw yi commencé la am ndox booy dañ fi ñëw chaque jour di sang te loolu baaxul si ñoom quoi. ak yooyu fii ñi dëkk fi dañuy sonn ak yooyu. amatuñ fu ñu fubalee amuñ sax fu ñu foowee. amatu leen ko. suñu terrain bi dafa inondé te fii nii tamit tali bi fii yëpp yàqu na daal. ñu sañoon nag ñu dimbali ñu defar ñu. bi nawet bi dooree ba léegi askanu HLM di gox bu nekk ci Rufisque di dund ay jafe-jafe ndox mi taa mbalit mi it ñu koy tuur fu ne. mbalit sax daaw fi sax tegu ndax bu ñu suñu mbalit bu mu sànnu tegu fi benn fan ñaar oto daal ñëw ramassé ko waaye gis ngeen ni mu mel mbalit yaa ngi fees dell tey sax ten day teg fekk saako yi day tegloo ba da ngay waaru fii dafa setoon dañoon fii cité bu noble la moo dàqoon si Rufisque mais léegi xoolal kenn du ko sax xool tellement que ni mu changé léegi tali yaa ngi fees ci ndox mbali yaa ngi am pagaay canalisation benn doxul. li ñu doon bañ ci vers les années 1967 dafa mel ni dafa dellusiwaat fii parce que jamono booba lu tax ñu sëkk ko parce que dafa doon andi lu ñuy wax bilharziose da daan saw ay deret ak yooyu léegi nag finalement xale yi bu ñu ci ñëwee tamit di ci sangu mais dafay andi loolu. yooyu kum ci matt mën na defal musiba. bon su ko defee ngeen gis ne nag yi ngeen gis seen gannaaw nii moom ñooy dugg ci biir dex gi di. beneen gox bu nekk ci Rufisque sant yàlla extension fii nag wàllu cet nekk na lu soxal askan wi loolu sax tax na ñu daal di gàddu seeni peel sàkkal mbalit mi pexe. xam nga oto yi ñoo doon ñëw jël mbalit bi te fu ñu toll ni oto mënu dugg fii parce que ndox bi moo bare. te mbalit moom bés bu nekk rek il faut mu am mbalit ci kër yi il faut am fu ñu koy santi te ñun mënuñu xaar oto yi moo tax ñu jël initiative boobu mobiliser xale góor yi ne la li ñu mën a taal ñi taal ko lu ñu mënul taal nag ñu suul ko suul bi sax c'est interdit mais amuñu solution on est obligé de le faire. pour ordures yi là aussi chaque fois population yi dañuy wax ay demande set setal bon si loolu lañ accompagne parce que yenn saa yi si am na quartier yoo xamante ne suñuy camion yi dafa mën dugg parce que ay camions yu diis la bu ñu fa duggee sinon duñ mën a génnaat parce que day taw day tooy. ndox mi taa ak mbalit mi sonal waa Rufisque boo demee ci gox yu bëri wàllu cet doon fa jafe-jafe li nag di jox Rufisque xar kanam bu ñaaw askan wi di woote wàllu.
jërëjëf Faty Dieng njàng mi ak lu ñeel bac général 2012 ci Sénégal téeméer boo jël fanweeri ak juróom-ñeent ñoom ñoo am examen bac boobu ci lu ëpp juróom-ñetti fukk ak benn junni ndongo yu doon def examen bi juróom-ñeenti mention rek lañ ci nemmeeku mu nekk nag ay résultats négandiku yoo xam ne office du bac moom moo ko xamle ñenn ci jàngalekat yi jàpp ne résultats yi baax na ña ca des ne dafa sooxe buñ ko tekkalee ak réewu France Aminata Mbare Sow Atanar ba. Si Amari si. Office du bac tàmbalee joxe résultat provisoire baccalauréat 2012 38,7% mooy taux de réussite bi ñu nemmeeku ci niveau national jàngalekat yi ku nekk da joxe sa gis-gis ci taux boobee. 38,7% mënu ma ne loolu baax na parce que soo ko comparé ak pays yu mag yi comme ay France ainsi de suite pays yooyu seen pourcentage day dépasser 80%. mais ñun ba léegi mënuñoo egg 50% malgré xaalis bu bëri yu ñuy wax chaque fois ñu ngi koy def ci jàngale bi pour am transfert loolu mënoon na résultat bu baax la. mais mun nañ ko expliquer aussi parce que ren amoon na ay grève toog nañu juróomi weer public bi toog na juróomi weer jàngalewul donc loolu moo tax ren résultat yi demee noonu. candidat yi nekkoon série scientifique ñoo gën a ràññeeku ci juróom-ñeenti mention très bien yi ñu noté fii ci Sénégal juróom-ñett yi série S1 ak S2 ñoo ko jël. xam nga série S1 ñoom ay maths physique mooy ñaari matières yoo xam ne ki leen gën a xarañ donc à partir de la troisième dañuy jël élèves yoo xam ne ñoo gën a aay si ñaari matières yooyu ñoom ñoo dem defi S1 te classe boo xoolee classe S1 yi terminal S1 yi du bari élèves. du coup ay juróom-ñaari élèves lañ fay fekk terminal bi wala juróom-ñetti élèves donc juróom-ñetti élèves ku yore classe boobu di jàngale te élève boobu mu am première moyenne 12 kooku c'est normal mu jàng ak tuuti effort rek dina am mention te surtout ren encore épreuve yi mathématique bi par exemple S1 jafewul. bu ñu sukkandikoo ci résultat yi nag ñi jàngale fii ci Sénégal ne jot na ñu amal états généraux de l'éducation. lu ñu war a jëkk def d'abord benn mooy jàngalekat yi d'abord jàngalekat yi war nañu xool ci secteur boobu parce que su ma xoolee sama côté domaine par exemple en mathématique il y a des sérieux problèmes amatul prof mathématique Sénégal dans 10 ans dutuñu am. prof koo xam ne am nga diplôme mathématique di jàngale. ci atum 2011 office du bac jotoon na 38% de taux de réussite ren taux boobu toll ci 38,7% ci 86 936 candidats yoo xam ni jot nañu def première session baccalauréat 2012. ndogal gu tukkee ci ministère de la culture et du tourisme muy lan dafa ñaan nag bépp structure bu nguur gi mu dem commander tapis fi nga xamante ne moom mooy manufacture des arts décoratifs ba nekk ca Thiès loolee nag ngir suqali koom nga ca barab ba Youssou Ndour di ministre bi ñu dénk culture ak tourisme ci boppam moom moo ko xamle gannaaw ba muy inauguré nag tapisserie bi ñu duppee le grand magal de Touba tapisserie boobu moom mooy décorer nag salle de conférence ba nekk ca New York te Nations Unies moom ko di sa Prera ak Massaer Ndiaye ñoom lañ ciy àndal. geste bi jëriñ bi yor culture ak tourisme di def nekkul lu banal la dafay sargal tapisserie bi ñu dippee le grand magal de Touba te mu jëm ci salle de conférence ba ca Nations Unies. li tax may ñëw tey nag ñëw bu am solo la ñëw bu riche la ñëw bu am maanaa la ñëw bu am solo pour Sénégal la. ku xool New York Nations Unies xam na ni tapis Papa Ibra Tall moo fa nekk di sagal Sénégal tapis boobu nga xam ni que mooy sagal Sénégal tey moom la ñu defaraat fii président de la République tànn ko commandé ko ñu ñëw di ko jël si pour mën ko jébbal mu mën ko yóbbuwaat New York comme ça ba fa ne ñu génne ko teg bii muy ndamu Sénégal. Youssou Ndour profito ci occasion bi pour annoncer xalaat bi ñu dippee un service une tapisserie. jëwriñ ji bëgg bépp service bu état wu Sénégal commandé benn tapisserie ca manufacture ba loolu ngir yokk koom-koomu kër googu. manufacture bi nga xam ne la ñu nekk tey muy manufacture bi nga xam ni que ndam bu nekk indil na ko Sénégal cër bu nekk jox na ko Sénégal mi ngi bëgg a daanu loolu moo waral balaa ngaa laax jaay da ngay laax dugal sa biir looy dàq mu jëm àll dàqal mu dugg kër. Sénégal gouvernement la yore état la yore bu organisé jël naa décision pour
waxtaan ak service état bi yëpp te duñ ko bañ muy maanaam ministère yi ak service yi ko wër yëpp mu tudd service bu nekk na nga commandé benn tapisserie bu jóge fii loolu lu muy wane moom mooy dina suuxat emploi bi dina conforter maanaam dëgëral li nga xam ne mooy manufacture du Thiès. tapisserie bi nag ñu ngi ko liggéey ci fanweeri weer ak ñett mu ngi nekk 24 mètres carrés. leneen ci wàllu xibaar ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru août ci atum 1958 ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru août ci 2012 mu yemook juróom fukk ak ñeenteelu anniversaire u ñëw De Gaulle ci biir Ndakaaru Njaay ñi nga xam ne nag ñoom ñoo yoroon pancarte yi di fàttaliku xew-xew gi ñu mel ci loolu nag màggalu ren gi ñu ngi ci thème bi ñu ngi ko jàpp mu nekk citoyenneté et valeurs républicaines ren ji nag ñu ci mel ne Serigne Babacar Diop Ali Bokar Kane ak maître Fadilou Diop ñoom dinañ leen sargal ci bés boobee lu ni mel maître Mbaye Jacques Diop moom moo ko xamle di président kullu porteur de pancarte ci Sénégal ñu teewlu ko kàddu yu mu dénk Fati Dieng ak Mar Dieng. ay syndicalistes ay étudiants UGAO ay xale lu góor ak xale yu jigéen bokk ci mouvement ak ci parti politique ñun ñu newoon fa ci turu UPS ñee newoon fa ci turu PAI loolu doon lu kéemaane parce que foogoon nañ ne Sénégal aguñu ci boobu maturité politique ba mu ko defee nag ba général de Gaulle ñëwee boobal jooju def discours boobale di discours boo xam ne bi dafa jëlaat la ñu waxoon ca Congrès de Cotonou ñun tamit ñu boole ci nag suñuy pancarte yi ñu préparé woon ñun ak suñu banderole ak suñu prospectus yi ñu doon sànni loolu lépp nag ak tamit di wax nag jot sa réew ñaan moom sa réew ñun ñaan jot sa réew indépendance général de Gaulle mer na nag maa ngi nag léegi wax nag ak porteur de pancarte yi yéen boobu tur nag mu defoon ko mu waxoon ko génnewoon ko pour daal mel ni ku ñuy ŋóobi mbaa ku ñuy ñaawal ñun nag ñu jël ko booba tey def ko slogan. weeri koor gi jeex na ci Sénégal ak li ko wër ñu seetlu nag ne bañ ca sooboo habitude yu bëri dafa changé woon maanaam lu jëm ci colin gi nekkin gi waxin gi wala sax jëfin gi bi weeri koor gi jeexee nag mu mel ne askan bi dañoo delluwaat ca la ñu newoon lan moo ko waral sociologue yi nag taxaw def ci benn taxaw seetlu Nafissatou Silla lañ ci àndal ci reportage bi mu ci def. ci diiru koor gi yëpp lu ëpp ci sénégalais yi wane nañu ab cell ak yiw gu bëri loolu yëpp nag ñu teg ko ci diine lislaam wante nag bi koor gi jeexee seetu nañu ni ñu bëri dañaa delluwaat ci seen jikko yu njëkk yi rawatina nag ci colin gi. koor da ngay sellal lépp ndax boo bëggee yàlla nangu sa koor da ngay sellal lépp sa waxin sa doxin sa yëpp moo tax nag xale jigéen ñi ñun ñu sellal suñu lépp. di sol yëre olof di sol kii ba koor gi paase doo ngay génnee tubéy yi weeru koor bi weesoo moom damay delluwaat fi ma nekkoon moom damay solaat sama tubéy vendredi jot ma sol sama yëre olof. lu ëpp ci nit ñu waxal nag ñoom indi nañu ay explication ci li waral loolu. dama ne tey naa changé quoi naa ñëw indi beneen tendance mais mode bi la kenn mënu si dara. c'est juste que âge bi la et tout en plus. On dit dañuy wax ni que mode bi la quoi moom la ñuy topp rek et tout mais on sait que man xam naa ni que du li gën quoi. des fois sa liggéey du la permettre tamit ngay bañ a sol parce que da ngay dem da ngay rencontrer ay nit da ngay dem di liggéey et tout xam nga am na benn tenue boo xamante ni dañ koy seet si ki nga xamante ni mu ngi dem di fekk si nit ñi si seen bureau et tout moo tax des fois même da ngay woo tu es obligé nga sol sa tenue de travail nga dem. suñu sukkandikoo ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy jàngat nekkinu askan wi ñu ne coppeeku boobu nag dafa am lu ko waral. ñëpp xam na ne su koor gi passé nit moo mel noonu day dellu ci li mu nekkoon. koor gi ak religion bi ak yar beeg yooyu yëpp daal pour li gën a baax daal gën a jub ëpp doole ci moom waaye leneen li moom toujours dañ fi nekk côté fo bi côté caaxaan bi côté moy bi loolu yëpp day nekk toujours ci nit. Ramadan bi soo seetee mu xaw a diis ñu teg lu diis ci nit ki pour mu jaar yoon tegu ci yoon waaye itam pour su Ramadan ji passé daf ko war a yar pour mu continuer
ci li koor gi li ko yar boobu daal mu continuer am lu mu ci jël daal. ci diiru benn weer nag jullitu Sénégal yu bëri nag jéem ba sonn ngir topp li nga xamante ne moom la diine gi santaane wante nag jar naay wax ni jikko yu bëri jafe na woon loolu pour dindi ko. Éducœur nekk benn pouponnière bu nekk ca Tambacounda boo moytuwul nag kër googu ca tëj la jëm lu ko waral ka nga xam ne moom moo koy jiite loxoom nag jotatul ginnaaw ci lu jëm ci wàllu charge yi ak tamit yori ni xale yee ca bërëb boobu ca loolu nag muy ñaan Baay Defal Yàlla yi ñu def ci seen kéem kattan ndax bërëb ba ñu mën ka taxawu Adiatala ak Demba Ndaw. xale yi ràññeewul mu bëri ci ñoom ñu for ci mbedd mi walla ci mbalit yi. ñeneen ñi seeni waajur néew doole tax ba ñu wut ku leen yaral bu ñu gaawulee ci biti la ñuy mujjee amatuñu ku leen jàppale mu jural leen ay jafe-jafe. yombul parce que par faute de moyens de partenaires premier partenaire yi fi nekkoon dañu résilier contrat bi sans motif et sans préavis le 11 du mois de juin 2011 ay partenaires espagnols la ñu woon. benn ONG bu ñuy ne Kaiser Jones bi ñu woon di dimbale xale yi pour la prise en charge des enfants en situation difficile mais ñu dem ba ci biir ñoom ci seen bopp ñu ubbi beneen centre au niveau de Kaolack xawoon na métti mais loo gëm rek ci daraja yonent bi dafay kii boo jógee bu fekkee ne defuloo defu ngistal boo defu ngistal yàlla moo lay jàppale. ngir bëgg a sàmm ngoru xale yi. ki leen di denc xalaatul tàllal loxam ngir dundal leen. actuellement ñu ngi ci 20 xale. te demande bi ba léegi man maa bañ parce que capacité d'accueil bi gis ngeen ko capacité d'accueil bi dafa tuuti parce que sous location laa nekk fukki lal la am na lal yoo xam ne dama leen mujj def ñu tuuti ñi dama leen def par 2 pour les nouveau-nés. jafe-jafe yaa ngi fii parce que actuellement personnel bi il faut que ma fay leen et malgré que depuis 2011 ba léegi. vraiment jéegoon def naa ay jéego parce que je suis à 7 mois d'arriéré ak borom kër gi. Éducœur di béréb Baay Defal Yàlla ci yarum xale mu ngi judd ci atum 2004 xale yi fa nekk ku ci màgg ñenn ñi am ku leen jël ñeneen yi ñu dellu ci seeni kër waajur. xibaaru tàggat yaram bu bàkk bi daanee lay doon. Ibou Diouf asalaamaaleykum. aleykum salaam Ibou Kane. basketball lañ koy dooree ak tournoi bi soxal xale yi nga xam ne tollu wuñ ci 18 ans. waaw ni nga ko waxee rek ci basket la ñu koy dooree fukk ak juróom-ñeenteelu édition bu Afro Basket muy ñi ñu daggaleen ñi seen at yees fukki at ak juróom-ñett équipe Sénégal bi ne nag jàll na ci quart de finale gannaaw ba mu daanee Angola bi digganteem ci quart de finale bi nag mu war a janook équipe Mozambique. ñu dem rek wax ci handball jongante final handball yi nag saison 2011-2012 xam nañ ko fii ci Sénégal ASFA dina janook jaraaf ci góor ñi saltige jamono ci jigéen ñi jongante yooyu nag war a am samedi bi ñu jëm fédération sénégalaise de handball jël matuwaay yi ci war rek ngir xew-xew bi neex xanaa ñu seetaan reportage bi ñu ci Daniel Diouf Cheikh Sadibou Diarra ak Demba Ndaw defal. ñoo ngi ci njeexteelu championnat bu handball ci samedi gi lanoo jongante finalu jigéen ñeek góor ñi ca stadium Iba Mar Diop bile yoon ak coppite gu bees. final bi nag dina opposé ci wàllu góor ñi d'abord dina opposé ASFA ak Jaraaf. bu ñu julee takkusaan rek la ñuy door finalu góor yi finalu jigéen yi moom mooy ñëw 19h boobu nag mu ngi opposé saltige bu Tëngéej moom mi finaloon daaw ñàkk ko mooy dellu si ren. mais di jàkkaarloo ak équipe boo xam ne am na solo ci handball muy équipe bu jamono bu Géejawaay. final yu ren danañ wute ak yu ñaari at yi weesu nde bi yoon dafa am ñu leen jagleel. finalu ren bi nag dafa am aussi benn cachet boo xam ne cachet émotif la cachet bu fàttaliku ndax wax naa feu Augustin Senghor waaye handball bi ren 2012 dafa nekk and moo xam ne. dañ ci ñàkk wax fa dëgg yàlla ay être cher diggante 2011-2012. occasion la final boobu ñu fàttaliku ci ñooñu ñëpp rendre leen hommage. le ministre des sports moo joxe instruction ne équipement yi nga xam ne dañ koy commander bitim réew pour di ko jox suñu équipe yi ñi koy finale moom moo koy offrir te loolu lim bi toll na ci du toll ci 5000 euros
lay jar plus maintenant ay trophée yoo xam ne yi ñuy offrir ci final moom moo koy joxe. président fédération bi jël na ay motuwaay yu bees ngir dakkal fitna gi ñu tàmm woon di gis ci final yi weesu. ne ren dañuy génne règlement particulier par rapport ak final yi. dinañ toog incha allah alxames pour waxtaan pour génne équipe bu nekk ban waxtu lañ la wax nga dugg ci terrain bi boo dugg see say supporters fan la ñu ne équipe bi bala muy échauffé wu ak bala muy def dara fan lay toog. pour que ñu xam ku nekk place bañ la jagleel pour que fu coow jóge ñu xam kan mooy responsable ñaareel bi mooy bind nañ ministère de l'intérieur pour am force de sécurité yoo xam ne dinañ ñëw pour aaral ñu public bi bu équipe nekkee à l'origine perturbation ci final bi bureau fédéral nee na exclurul ñu radier équipe bi ko def. fédération sénégalaise mu handball moo yeesalaat tàggat yaram bi ci at yi weesu waaye finalu saison bii ñu génn fitna gi mu àndaloon juróon na fi njeextal gu naqari ñu am yaakaar rek ne googu fitna du am ci samedi gi. jërëjëf Daniel Diouf ak Cheikh Sadibou Diarra ñu wéyal ko rek ak li nga xamante ne mooy football yu jigéen ñi équipe Sénégal nag mu ngi waajal Coupe d'Afrique bu ñu jagleel soxna yooyu xew-xew boobee war a am fële ca Guinée équatoriale loolee nar a tàmbali ci fukki fan ak juróom-ñett ci weeru octobre entraîneur équipe nationale soxna yooyu nag ñëwaat ci seen waajtaay rek ci micro Abdoul Aziz Ndiaye. dañuy def premier regroupement fii ensuite. ñu defaat beneen regroupement bu ñu paree bi 3 jours avant après mooy deuxième opération troisième opération dañuy compter def benn camp d'entraînement ak équipe bu Gambie bi fii pour préparer d'abord tournoi bi war a am Abidjan avant CAN bi. bu ñu paree ci loolu boobu xam naa ne mooy gën a nekk suñu point fort préparation bi mooy tournoi bi war a nekk Abidjan parce que day des juste 3 semaines balaa ñuy dem Guinée. bon liste bi moom lu ñuy changé la déjà benn ñaar fukk ak juróom ëpp na xam naa ne bu ñuy dem ñaar fukk la ñuy yóbbu am na joueurs yoo xam ne ñu ngi leen di contacter Mami déjà mooy capitaine bi moom Suède la nekk plus ñeneen ñaar ñoo xam ne ñu ngi France ñu ngi leen di contacter jéem leen indi donc ak ñi fi nekk donc liste bi premier G bi la rek. jërëjëf Abdoul Aziz Ndiaye ñu jeexale ko rek ak éliminatoire CAN 2013 équipe Cameroun bi nag ñu xamle ne fii la war a wéyali waajtaayam gannaaw ba mu waree janook waa Cap Vert loolee nag nee nañ complexe Dakar Sacré-Cœur lay amee xanaa bu ñu ndax képp ko rek xaar 20h Ibou Kane. jërëjëf Ibou Diouf xibaar yi mel ne yëg si nañ tamit ci cappaandaw li amoon mbégte lool doon leen ko dégtal dig daje ëllëg incha allah jërë ngeen jëf.